aywa lu jëm ci wàllum koom Fatou Bintou lañ ci àndal mu waxtaanee ci ZLECAf sama classe gi nag xamuñ ci lu bëri boo ko doon waxtaanee lan ngay wax ci explication. pourtant fan yii yëpp ñu ngi koy waxtaanee parce que depuis 2015 ba tey mais bon yaay sunu spécialiste donc yow la ñuy xaar nga jox ñu ci ay explication. Sénégal fan yii en fait depuis 2015 mi ngi ci ZLECAf ñu koy wax zone de libre échange continentale mu di lëkkaloo boo xam ne accord la yoo xam ne dina permettre ñi nga xam ne ñoom ñoo di dëkk yi surtout 55 états africains mais Érythrée moom dafa ci génnee boppam ba tey signé ko muy 54 états africains yoo xam ne jamono ji ñoom ñoo ko signé lépp lu jëm ci wàllum douane mooy l'impôt bi nga xam ne dañ koy teg ci yenn marchandises yi dañ koy dakkal ci diggante ñun ak yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër. mu nar a nekk espace commercial bu am solo. duñ ci sori dañuy dem seetaani élément bi dellu si waat. Sénégal depuis 1er janvier bi ñu wees signé na li nga xam ne moom mooy ZLECA di démarrage effectif des échanges yi nga xam ne moom la amal ak diggante mag ñi nga xam ne ñoom ñooy 54 états yi te échange boobee nag la ko gën a wund moom moo di li nga xam ne moo jëm ci wàllu droit de douane lépp la ñu dakkal ci wàllum jënd ak njaay. benn bi mooy maanaam mbootaayu xeet yi seen jënd ak jaay dañ ko tënk ci li ñëpp xam muy droit de douane. maanaam képp ku jëlee marchandise bitim réew di ko indi ci réew mi maanaam ñu koy jéggaane foog da nga waree loo xam ne boo ko doon wax xëy na lempo la ñu gën a miin waaye lempo la boo xam dañ ko teg ci biir ci kaw marchandise lempo boobu ñu teg ci kaw marchandise bi nag moom la ñuy wax droit de douane. maanaam juróom fukki réew yi ak juróom ñu booloo ni léegi li tàmbaleeg 1er janvier 2021 bii war na ma tey jii fukki fan ak benn léegi dina nekk loo xam ni kenn dootul laaj l'impôt suñu diggante mu di accord commercial boo xam ne ay enjeu rek la ci état membre yi lee ndax dina gën a mën a lënkale lii nga xam ne moom moo di seeni relation commerciale. waaw ZLECAf moom commerce la parce que intégration économique ñaaru aspect la commerce ak économie ici pour gën a développer commerce bi ci biir réew Afrique yi parce que dañu seetlu ne soo demee Europe foofu ba juróom benn fukk ak juróom ba juróom-ñaar %, seen jënd ak njaay si ñoom la seen biir soo demee Amérique juróom fukk ak ñeent soo demee Asie juróom fukk ak ñaar mais soo ñëwee Afrique fukk ak juróom benn seulement lañuy moo nekk suñu pourcentage jëndante jaay si biir Afrique loolu tuuti na lool et zone de libre échange bi suñu dàqee droit de douane yu ñuy fay fii mun na tax njënd ak njaay bi gën a dox Afrique te njënd ak njaay su gënee dox ça veut dire entreprise yi dinañ gën a dox dinañ mën a am activité dinañ mën a recruter personnel dinañ gën a mën a am bénéfice gën a yokku et yokku aussi muy naataange réew. mu am nag li nga xam ne moo di ay njeexital yu am solo ci économie surtout nag ci économie sénégalaise bi nga xam ne fi mu toll ni entreprise yi dañuy gën a compétitive teg ci nag emploi bi day gën a bari maanaam daal nguur gi dina ci gis ab njeexital. bu xëy mi yokkoo day gis boppam bu fekkente ni tamit investissement yi ñëw na dañuy gis boppam ca kaw maanaam day amaat yeneen jeexital ci wàllu koom-koom ci wàllu lémp gouvernement bi gën a am xaalis bu gën a am xaalis gën a tabax ay hôpital Covid beeg ñoom seen gën a tabax ay tali gën a defar ay forage gën a tabax ay dispensaire ak yu demee noonu ak yu demee noonu te loolu kii moo ko mën a indi. lii nga xam ne moom moo di marchandise yi prix bi dafay baissé ndax lii nga xam ne moom moo di droit de douane dañ ko ciy dindi. njëkk yi dina wàññeeku et comme économie nuñ koy wax su njëg wàññeekoo jënd gën a bëri voilà. moom ZLECA boobee nag mu di zone de libre échange continentale fi mu toll nii nag état africain yëpp jàpp nañu ne dina leen mën a gën a jàppale comme ni ko Europe di defee li nga xam ne moo jëm ci wàllum jënd ak jaay mu gën koo yombalal seen diggante. aywa muy élément boobu ñu doon def ci ZLECAf ñeneen ñi naan ZLECAf Modou Fall. Fatou Bintou am na solo bi mu door rek léegi ci fukki fan ci la toll. tey jii nag Sénégal mi xam te ni xaatim nga ko wax nga ko bokk ci réew yu signé. tey fan la ci toll moom Sénégal.
waaw comme nañ ko waxee Modou depuis le 1er janvier 2021 la ko Sénégal démarrage effectif bi commencé ci dëkk ci 54 pays yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo ko signé hormis l'Érythrée parce que Afrique 55 pays la Érythrée ci la bokk hormis l'Érythrée 54 pays yi ko signé yëpp 1er janvier 2021 la ñu commencé effectivité bi maanaam di dugalante ci njënd ak jaay te li nga xam ne moom moo di droit de douane léegi tënkatu leen Sénégal sax bokk nag ci dans le cadre de la CEDEAO fi mu toll nii nag moom Sénégal taxaw na ba pare il est à pied d'œuvre pare na ci lépp ba tax ni sax transmettre na liste concession maanaam produit yi nga xam ne moom moo war a dugg moom la ñu war a yóbbu ci yeneen dëkk yi te duñu fay Sénégal tamit moom la war a mën a yóbbu yeneen dëkk tamit 32 pays aussi envoyé nañ ko seen liste yoo xam ne bu dugg see fii Sénégal duñu fay droit de douane fi mu toll nii douane dugal na ko ci base de données mi dañuy xaar lépp yemb rek pour ñu commencer mais ñoom Sénégal pare nañu ba pare bu dëkk yi indee yemb nañu pour jàppale leen ci li nga xam ne moom moo di produit yooyu mu am tarif douanière yi ñu dindi ko maanaam l'impôt gi ñuy teg ci produit yi fi mu toll nii daal maanaam boo ñu jàpp daal dañuy jàpp ni Sénégal yemb na ci pare na ci waxtaanu directeur du commerce extérieur lam ñu xamal démb. Mohamed dañu xaatim accord commercial bu nga xam lan mooy produit yi nga xamante ni ñoo bokk ci accord boobu. produit bokk ci accord yi toll na ci 589 produits yoo xam ne c'est produit localement. dëkk bu nekk produit bi nga xam ne localement yow moom ngay produire mu jëm ci wàllum lekk wala mu jëm ci wàllum li nga xam ne moom moo di téléphonie genre produit yooyu yëpp pratiquement 90% de ces produits localement permettre nañ leen nga xam ne duñu amati droit de douane du dox seen diggante ñun ak ñoom wala ñoom tamit suñu produit bu demee seen dëkk it duñ ci fay taxe duñ ci fay benn droit de douane maanaam. léegi lan lañ mën a xaar ci li nga xamante ne moo di retombé li nga xam ne lii di ZLECAf ci économie sénégalaise. waaw économie sénégalaise Awa dina ci mën a gis boppam dans la mesure où dina ko permettre les entreprises seront beaucoup plus compétitives parce que concurrence boobaa dana ci am ay produits danañ fi dugg si mais tamit dina tax ki nga xam ne fi mu toll nii marché am mi ngi yemoon rek ci Mali léegi ñu yóbbu ko ba Afrique du Sud fi mu toll nii parce que Afrique du Sud wala yeneen dëkk yi dañoo bokk ci signature boobu noonu marché am bu doon joxe 100 produits Mali Afrique du Sud ñëw bokk ci cela suppose que bu ko neexee mu defaraat yeneen 100 produits yóbbu ko Afrique du Sud marché am dafay gën a élargir cela suppose que l'emploi comme 100 produits la doon defar 15 personnes di ko defar léegi bëgg na defar yeneen 500 produits yóbbu ko ci yeneen marché yi léegi dina war a utaat yeneen emploi dina war a mën a utaat yeneen infrastructure yu koy permettre mu gën a élargir li nga xam ne moom moo di entreprise am te jàpp nañ ne bu entreprise doxee ci réew emploi am comme gën a mën a yokk. lan mooy place su askan wi ci accords commerciaux yooyu. waaw askan wi dina ci mën a gis boppam ci ZLECAf wala ZLECAf comme ni ñu ko mën a waxee dans la mesure où moom askan wi de dina permettre li nga xam ne comme ni ma ko waxee sànq moo di emploi danañ ko am économie moom bu yokkee emploi yokk rek jàppal ni askan wi ñoom lépp luy taxaw jëm ci jënd ak njaay dina gis seen bopp te tamit njëg gi ñuy jëndee dana wàññeeku parce que bu produit yu bëree rek pratiquement ñooñu bu ñuy indi njëg mi dina wàññeeku mais tamit am na tamit ay garde-fou parce que tamit ñun fii bu ñuy defar benn produit beneen dëkk di ko defar bëgg ko indi suñu dëkk aussi duñ ko permettre mu ñëw duux ko ci dëkk bi aussi ba tax ni suñu entreprise yi xaw a kii taxawal nañu ay garde-fou bu ñu demee ba produit bi xaw a bëri dinañ wax dëkk boobu que ne arrêté tuuti ba ñun ñi nga xam ne lañ cay defar ñun ba mu mun a jeex comme ça boobaa yow it nga dugalaat. très bien merci beaucoup Fatou Bintou li nga indi ci wàllum koom mu ndoonoon mbirum ZLECAf ou ZLECAf buñ ci jógee ñu jàll ci leneen muy dem ak dikkaandi ci ak Mohamed Samb. aywa Mohamed Samb bu tey nga ne ci njëlbéen njorteel gu yaa ngi koy wax saxaar si ngay waxtaanee. waaw saxaar dina deqiwaat. waaw dina am na benn way moo defal na la saxaar deqeeti na alukaay. daañu mën a dem Touba. saxaar bi waa Diourbel waaw dina dem ba biir Touba gaar bu ndaw waaw solo saxaar dem Tamba effectivement mooy nekk première étape bi sax. très bien macha allah muy mbir moo xam ne nag programme de relance la nga ni dinañ ci def lu toll ci ñaari téeméer ci ay milliards. waaw loolu la ñu wax ci wàllum programme de relance bi ñu war a amal ci réseau ferroviaire bi parce que raay bi ay at a ngi nii dawul. na pour mu mun a deqiwaat faaw ñu def ci koppar gu yanu maanaa daal. ñi mësta dugg kon saxaar mën nañoo am njort bu rafet ne dinañu yéeg saxaar Awa Signaté mi ngi noonu di yëngal boppam mësta dugg saxaar xam naa ne soo moytuwulee wala peut-être ba dem Mali duñ ci sori ñu dem seetaani élément bi ci Mouhamed Samb defandi ci ak Modou Diop.
gannaaw ay at yu saxaar si deqiwul fii ci réew mi Sénégal di xalaat dawalaat raay bi ci atum 2021 mu doon loo xamante ni bés bu amee lu mu nar a jural réew mi ci wàllum koom ci wàllum njënd meeg njaay mi wala sax ci wàllum aada ak cosaan dina bari loolu. ñëpp xam nañ ne train li mën a jël ci bagage oto mënu donc muy wàllu mbéy mi tey boo demee zone des Niayes nga dem ñi jëm Mboro yooyu defe naa ne bu tey bu train amoon lépp lu fay mbéy dinañ ko mën a indi Dakar te du am benn jafe-jafe. ku wax chemin de fer tey wax koom-koom ku wax koom-koom da ngay wax marchandise wax production agricole wax production minière wax production industrielle yàlla dafa def fépp fu production agricole nekk ñu war ko jëfandikoo muy wàllu ceeb muy wàllu gerte muy leneen ak leneen fépp fu mu nekk muy wàllu mboq muy wàllu dugub tey jii pour que mu am benn compétitivité ci prix bi dañ koy assurer benn transport système de transport boo xam ne du cher te loolu chemin de fer lañ ci gis. ci wàllu transport à grande échelle produits agricoles produits laitiers ak produits animaliers yaakaar naa ne train lim ci mën beneen moyen de transport mënu. raay bi nag ñàkkul ay jafe-jafe yu mu andi la réew mi gannaaw ba mu taxawee ba tey. décongestionné sakkanal fii ak Tamba. Relancer encore mouvement yi pour travail yi commencer encore di gisaat seen bopp parce que loolu lañ ko soxla commerce bi di xaw a ñëwaat lañ ca mën a def aussi ci wàllu voyageur ci diggante boobu ñu def ko en attendant nag développer nag programme bi nga xam ne moo jëm Bamako dañ koy commencer léegi. foo dem rek li ñu lay wax mooy autorail bi moom dafa rey li nga xam ne moom mooy njaay meeg njënd parce que ñoom liñ gis. mooy autorail bi moom liggéeyam demande sociale ndax bu doon yegg si rek bu xam heure bi ñu bari fa lañ doon daje ñii di jaay ñii di jënd ay bagages di am lu ñu dugal seen kër loolu moom maanaam c'est une constante ci wax ji dëkk boo dem kilifa boo dajal loolu la lay njëkk a wax. moo xam yab bi la ñeel doomu aadama yi wala sax transport de marchandise saxaar si nag di nekk luy jokkale gox yi nekk ci réew mi. beneen jeexital bi ñu ci xaar mooy dina sakkanal sunu yoon yi parce que gis nañ loolu jaru sax ñu koy wax ñëpp teg nañ seen bët nu camions yi di détériorer tali bi nga xam ne dafa cher tali bi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo tamit ci wàllu dem beeg dikk ci marchandise yu ndaw yi ak ci nit ñi ak accident yi muy andi loolu yëpp dina ko wàññi. ba tax na daal population bi ñu ngi koy xaar waaye président de la république jox na ci dogal lépp yemb na daanaka yëpp yemb na pour que ñu démarrer liggéey bi. ginnaaw loolu war na jëm Touba déjà foofu ñoom avantage bi ñu am moom ak Mbàkke mooy ren état defal nañu ci budget bi loo xam ne dañu war a defar benn aire de dépôt tey war nañ defar benn abri voyageur. fi nga xam ne moom mooy Ndiassane war nañ ci defar benn bu mag aussi fi nga xam ne moom mooy Tivaouane fi nga xam ne moom mooy Pire war nañ fa defar abri voyageur ak fi nga xam ne moom mooy Mekhe aussi ñu defar fa li nga xam ne moom mooy abri bu mag. projet gi nguur gi na ma dundalaatee raay bi ci at bi ñu nekk dina toll ci 200 milliards yu francs CFA. aywa mu nekkoon Mouhamed Samb ñu nekk ak moom ci plateau bi aw signaté sànq yaa ngi koy wax ne xel fi mu ne nii mën naa dal nga dunda yaakaar ne di nga jël saxaar ci réew mi dem fële. dem Tamba Tambacounda romb sax dem ba Mali. waa Tamba ñu ngi leen di nuyu et tout le Sénégal oriental aca Mouhamed comme ni nga wax rek am na solo li nga indi am na solo trop ndax saxaar si rek dañ ma lay laaj rek pour nga ñëwal ñu ci li nga xamante ne moo di enjeu bi nga xamante ne moo di reprise u réseau ferroviaire bi. enjeu bi boo ko doon natt sax la parce que du benn enjeu la am bari na li mu am ci ay enjeu boo ko doon natt day da ngay déparé benn si capacité bi muy am moom train li mu mën a yàpp oto mënu ko yàpp te gis nañ ni li muy gën a li ëpp ci ay activité moo di transport de marchandise gis nañ loolu moo indi woon Dakar ba mu ko ferroviaire alors que tey bu fekkee ni oto yi dañ leen bëgg a jëlee si réew yóbbu leen si réew seen capacité de charge du bari léegi nag train mun na jël yenn marchandise yu bari boo xoolee loolu dañuy faral di dal si tabaski buy ñëw xar yi nga xamante ni si dañ ko war a jëlee bitim réew maanaam réew yi ñu dendal fii Afrique mu war a ñëw Sénégal dañuy gis ni que yeb bi day indi jafe-jafe beneen bi aussi ci wàllu enjeu yi moo di aussi ci wàllum mbay mi parce que gis nañ ni fu produit agricole am
production agricole fu mu gën a bare foofu nañu gën a soxlaa li nga xamante ni moo di saxaar si comme ni ñu ko waxee dëkk bu mel ni Touba bu soxna Fadi di suñu dëkk ñun ñëpp zone des Niayes bi gis nañ ko tamit moo xam production minière bi Kédougou yooyu yëpp day nekk yenn zone yoo xamante ni ñoom dañuy soxla train parce que activité boobu dafa dominante de façon que ni day am wàllu aspect commercial boo xamante ni train moo fay mën a jaare beneen enjeu bi aussi itam day tax Sénégal tey wax nañ ko bii passé ñu ngi nekkoon si li yàqu-yàqu yi teel yi ñu nemmeeku si tali bi terrain bu amee dina mën a tax ñu mën a décongestionner tali bi maanaam ñu yaatal ko féexal ko ba nga xamante ni rythme bu gaaw bi nga xamante ni suñu tali yi si lay gaaw a yàqu dina wàññeeku bu baax a baax kon lu ñu mën a xayma la ci lu bëree bëri bu weesoo wàllu marchandise ak yooyu transport de masse mu di itam bokk na ci yombalal nit ñi seen dem ak dikk mais ñu nemmeeku woon ni train ci Sénégal dafa taxawandi woon ay diir a ngi nii lan njeexital la am ci li nga xamante ni moo di dundu askan wi gannaaw ba ñu taxawee. waaw njeexantal bu njëkk bi mu am si dundu askan bi mu njëkkee taxaw moom train bi moo di wàllum njënd beeg njaay mi parce que njënd beeg njaay mi boobu déggoo boo xoolee DG Samba Ndiaye wax na ko nee na ñoom dëkk yi ñu dem yëpp lu ci mel ni Thiès bi nga xamante ni benn dëkk ñaari gaar train dafa bokk seen aada ak seen cosaan parce que dañ koy dund waaw on parle de cheminots waaw que ça soit aspect historique aspect culturel ça me rappelle voilà bokk seen les bouts de bois de Dieu Saint-Louis aussi itam train bi njëkk a daw Sénégal raay boobu foofu lañ ko jaaree exactement yooyu bu fa demee Modou ban année nga judd yow boo demee yaay seen doyen yow Modou dama yàgg de léegi nag boo demee foofu may dégg mag ñi naan arigone ngi ñëw Modou never la Modou xam naa ni yow sa kër sori na IPRES mais war nga mën a jeg IPRES nag xam naa ni léegi nga commencé jël sa ay pension moom la jamono tiwis la gis nga boo demee foofu léegi ñoom nee nañ bu ñu demee si dëkk yooyu boo xoolee tànk Modou Fall baal ma de tànk yi boo ko xoolee nga xam ne kii cas international bul wane tànk yi de tànk yi daal tàll rax ñu rek bon c'est normal ñu bu toogee ambiance bi la ñuy def da ngay reetaan da ngay jàng aussi donc bu ñu demee ñoom si dëkk yooyu que ça soit Ndar que ça soit Thiès Tivaouane Pire dëkk yooyu li ñu leen faral di wax ba si Ndiassane Tambacounda bi nga xamante ne mooy nekk première étape bu programme de relance bi parce que nee nañ boobu la ñu njëkk a jël en compte pour mu jàll fa donc boo xoolee dëkk yooyu bu ñu fa demee nee na ñoom li leen di njëkk a wax moo di train bi dafa rey jënd beeg jaay mi beneen impact bu mu am mooy di soxna Fadi ci wàllum ambiance bi ñu daan faral di gis boo demoon gaar bu Thiaroye gis nga da nga gis dafay xumb activité day am ñi ni day nekk en ébullition mais léegi loolu amatul moo tax vraiment daal nam mën nañ ko ba nga xam ne ni askan bi yaa xam te waat nañ gaar bu Thiaroye daanaka train bee taxoon sax ñu dem ba créé fa li nga xam te ni moo di marché exactement tuddee ko maquette parce que day nekk benn centre d'attraction boo xamante ni ñëpp dañ fay ñëw comme ni mu ko waxee yaa xam di train bi wàcc ñu mën a ñëw indi def seen jënd ak seen très bien damay bañ a wax ñu ne ma ci jos yi laa bokk mais ñu ne ci maquette aussi maquette man lañ leen di wooye yan perspective le train mooy transport de masse bi mën a am ci réseau ferroviaire bi yan perspective Sénégal fii la ñu jàpp ne réseau ferroviaire war na ko fi mën a am perspective yooyu moo di sànq ni ñu koy waxee ci dëkk yu mel ni ki Tambacounda du ci mel ni aussi itam Kédougou ba Mali Dakar ba mu ko ferroviaire waxoon nañ ni dina daw si at bi mais gis nañ ni liggéey yi yembagul donc yooyu dinañ ko mën a indiwaat waaye tamit li nga xamante ni moo di transport de masse boobu maanaam ay jumtukaay yu dem ak dikk yoo xamante ni dina mën a jël doomu aadama yu bëree bëri parce que nee nañ benn bés rek mun na jël lu ëpp ci téeméeri doomu aadama donc yooyu day nekk loo xamante ni mun nañ ko indiwaat ci li ñu dëgmal mooy perspective yi mais bi ci gën a am solo beneen bi tamit moo di boo xoolee train yi bu ñëwaatee bu tàmbaliwaat saxaar bi tàmbalee deqiwaat ci réew mi li muy indi moo di boo xoolee Ndakaaru Sénégal de manière générale wax nañ ni ki plus de 600 000 véhicules ñooy daw ci tali bi alors que parc automobile bi at bu nekk day yokk 10% donc bu train ñëwee lu toll si 300 000 ci wàllu véhicule fii ci Ndakaaru dinañ bàyyi tali bi dem jël transport de masse yi loolu comme ni ñu koy defee ci àdduna bi da ngay gis boo demee ci dëkk Europe bi doo xam sax fan la ñuy gaaree parking yi fan lay nekk parce que ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen oto seen kër dem jël transport de masse yi parce que tellement dafa avancé donc yooyu le Sénégal bëgg vraiment nekk loo xamante ni da koy expérimenter pour mën ko am beneen bi aussi itam fi ñuy daanelee moo di day tax ñu mën a am beneen tali yoo xamante ni dina gën a dëgër parce que lii waral ñuy ñàkk suñu tali ci lu teel boo xoolee axe Mali bi nga xamante ni moo doon daw Mali oto yi fay jógee dugg Sénégal dina toll si junni oto bés bu nekk donc loolu te ñoom ñëpp dañuy surcharge 52% ci camions yi dañuy surcharge donc bu fekkee ni train ñëw na dina mën a tax ñu mën a wàññeeku bu baax port autonome de Dakar aussi itam conteneur yaa ngi fa fees dell mel ni mbàccub gerte donc bu train bi ñëwee dina mën a féexal moom
c'est que man oustaz dafa am ay terme mi neex nee na mi ngi mel ni mbàccum gerte. dafa mel ni maafe di gars yi ko ne wallaay dëgg la comme maafe bi. embouteillage tu as parfaitement raison et puis ni mu ko waxee train dafa bokk suñu taarix. soo liree Maïmouna de Abdoulaye Sadji nga lire les bouts de bois de Dieu Ousmane Sembène tu as vraiment ces images mentales donc mu jëwaatee peut-être ci beneen époque lay ñëwaatee mais c'est toujours dans notre Sénégal merci beaucoup imam. bi ñu xale li ñu daan foowee naan Senghor dafa naroon def faute. nii la voilà après la locomotive. waaw mu ne la locomotive. maa la gisul raay bi aussi yaa ngi firndeel li Fatou laaj yow kii ancien la train bi sifflé mu ne la yaa ne tey mu ne la locomotive. corporation bi ñu nekk ñaar laa la ne ñoo fi mag Adiata la ak Modou Fall li ma la wax du dégg ay never lañ grand Hadia ñu ngi lay nuyu merci beaucoup Mouhamed Samb merci soxna ci li nga indi ci dem ak dikk ñu jàll ci Hawaani Signaté léegi ak xarala